ku ne xam na ni benn doomu aadama képp bu ñu ko tegoon ci ab société bu mu mën a doon moom rek mënul dund loolu c'est impossible mënut a nekk moo tax suñu boroom mu def ni inna ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu ma def leen ngeen nekk ay peuple ay nit ñu baree bari ngir ngeen mën a xamante loolu li ko waral nag du lenn lu dul ngir àdduna mën a dox pour loolu mën a nekk doomu aadama yi il faut ñu am jëflante moo xam war nañ ko jëflante seen biir ku ne xam na boo jàngee philosophie dañuy wax ni doomu aadama rek moo am langage parce que moom mooy ki nga xamante ni moo am xel moo xamante ni mën na cee xalaat xëy na bàyyi may mën nañoo communiquer seen biir waaye liñ naan langage ñoom mënuñu ko am parce que bu ñu xoolee critères yi langue war a nekk doomu aadama rek lañ gis ni moo ko mën a am boo fàttali ko bu baax leçon philosophie terminale di nga xam li ma lay wax. loolu nag li ko waral mooy communication dafa am solo lool ci doomu aadama moo tax àdduna di dox ba doomu aadama yi saa su ne dañuy jéem a trouver moyen de communication boo xamante ni mooy gën a dëppoo ak li nga xamante ni àdduna noonu lay doxee ku xam jamono yi nga xamante ni si la Cheikh Ahmadou Bamba nekkoon ak jamono ji ñu nekk ak wala laata wala avant jamono Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nañ bu baax ni moyen de communication yi wuute na donte objectif benn la mooy nit ñi déggante seen biir moo tax nag àdduna dem ba nga xamante ni borom xam-xam yi ni fi mu ne fii ñu toll nii ci siècle borom xam-xam yi moyen de communication yi ñu utiliser bokk na ci li gën a xarañ te li nga xamante ni moom la doomu aadama mën a utiliser. loolu nag xëy na mën naa nekk bu njëkk mën nañoo xam li gënoon gaaw nga xam ne picc la ñuy jël di ko envoyer bindal ko lettre mu dem doon dox dëkk ak dëkk loolu amatut wees na àdduna wees na foofu mën naa am ñu dem ba jamono ñoo xamante ni dañ daan bind lettre àdduna wees na foofu léegi. ñu dem ba jamono ñoo xamante ni xëy na fas mooy wër di tàggee wees na foofu ñu dem am ay courrier àdduna dem na ba wees foofu ndax léegi am nañ moyen de communication boo xamante ni mën naa lëkkale doomu aadama fu mu mën a nekk ak lu mu sori sori ci mel ni de façon direct lay nekk ci ay secondes yu néew nga xam ni mën ngaa wax ak ki nga xamante ni yéen ñaar seen diggante mat naa met ay 1000 kilomètres te wax ji du dagg te da koy dégg boo waxee mel ni ki nga taxaw di jàkkaarloo ak moom di wax kon loolu foofu la àdduna tool jamono ji waaye nag bu amee ku ne xam na ni àdduna suñu borom da koo bind ci ñaar boo delloo ci philosophie da nga gis loolu maanaam suñ too wax na ko suñu borom lépp lu mu bind rek day am lu wax ñaar la nekk jullit a fi am ak yéeféer góor jigéen lu baax ak lu bon àdduna boo ko topp gàtt njool rafet wala am beneen jikko baax bon àdduna suñu borom moo bindee noonu loo gis ci àdduna suñu borom bind ko da ko bind mu nekk ñaar parce que bu fekkoon bindu woon lu baax ak lu bon def lu baax gëm naa ni mën naa am njariñ la du feeñ ndax ki baax lam moo tax ak baaxam feeñ ku bon a tax kon nag nañ xam ni bu ñu demee ba gis ni réseaux sociaux yi xëy na am na inconvénients yoo xamante ni commencé na cee feeñ wala bari na ci ak bu même bu bari woon sax mais du tee mën na jàpp ni am na avantage yu rëy a rëy yoo xamante ni mën naa apporter doomu aadama parce que nag bañ koy créer nag dañoo wax ne dëgg objectif bi mooy mën a apporter ay avantage la waaye nag suñ borom li mu bind àdduna ak objectif bi tax mu bind fi doomu aadama loolu téewul it doomu aadama bu ñëwee it mën na fay indi ay dégâts yoo xamante ni suñ borom sant ko woon loolu suñ borom moo bindee noonu àdduna moo tax it loo gis rek dañ naan la mën naa nekk paaka ñaari boor mën nga koo jëfandikoo ci lu baax moo tax boo gisee l'islam objet du mën a ñëw jox objet bi direct atte mais action bi nga xamante ni mooy résulté wu ci objet bi l'islam loolu la mën a jox atte fi mu ne téléphone kenn mënu daa daga wala daa araam télé kenn mënu daa araam wala daa dagan parce que télé objet la rek mais action bi nga xamante ni mooy résulté wu ci nit ki ni mu koy jëfandikoo foofu rek lañ mën a sukkandiku mën koo indil benn atte fiq xam ne kii jëfandikoo gi mu koy jëfandikoo lu baax la ci moom ñu ne kon kon de kii na nekk loo xam day dagan ci moom xam ne kii jëfandikoo gi mu koy jëfandikoo baaxul ci moom ñu ne kii de bay boo ñu sib ko ci moom wala ñu araamal ko ci moom parce que bu ko continuer di ko jëfandikoo mën naa causer loo xamante ni ci ak ngëmam la wala mën naa causer loo xamante ni ci digganteem ak doomu aadama la wala digganteem ak àdduna bi nga xamante ni ci lay dund kon réseaux sociaux foofu lay toll buñ ko doon xool mën na jàpp ni bari na ay façon am na réseaux sociaux yoo xamante ni dégg la nit da koy dégg nga xam ni da ngay envoyer vocal nit mën koo dégg am yoo xamante ni dañuy bind nit di ko gis am yoo xamante ni day boole ñaar yëpp loolu nag li ko waral àdduna mooy dox moo tax parce que boo demee ci philosophie li ñu naan langue bu fekkee dañ koo définir mooy nekk loo xam ne dañ koy dégg kese kese day gis doomu aadama bi nga xamante ni dafa luu boobaa du bokk kon boobaa day am contradiction buñ ko définir ci koo xamante ni lu ñuy gis la rek kon ki nga xamante ni mënta gis moom tamit day am problème il faut que ñu définir ko définition boo xamante ni day boole ñett yëpp
wala sax mu doon loo xamante ni day doon ay xarakaat maanaam lu nit di def comme leen autocollant yi ngay gis ci WhatsApp bi parce que boo xoolee am na centre yoo xamante ñi nga xam dañoo gumba wala ñi nga xam dañoo muuma léegi mën nañoo jàng sax ba am seen bac am ay diplôme comme ni nga ko amee te pourtant duñ ko jàng ci façon bi ñu koy jàngee mooy wàllum bind wala wàllum gis ci ay lan loo xamante ni mën nañ ci am xam-xam boo xamante ni yow sax mën nañoo créer loo xamante ni yow si jëm bopp doo ko mën a créer boo xoolee dem ci documentaire da nga gis ni am na ñoo xam duñu gis mais dañuy créer ay mbir yoo xamante ni yow mi nga xam yaa ngi gis sax mënoo koo def pourquoi parce que dañoo am moyen de communication boo xamante ni moom la ñu utiliser ak ñoom boo gisee moyen de communication toujours ñu koy mise à jour ñu naan la demaatal Play Store nga di ko mettre à jour parce que la moo tax dañoo bëgg toujours rek muy gën a dëppoo ak li nga xamante ni moo di nekkinu doomu aadama ci kaw suuf parce que nit la suñu borom bind moom muy évoluer mais robot boo ko bindee defar ko teg ko fi nga ko teg fii ba yow ma xam boo ñëwaatee fa nga ko bàyyi woon fa lay nekk ordinateur ku nga xam ne bu nekkee Pentium 2 boo ko bàyyee na mel fii ba yow ma xam Pentium 2 lay nekk boo ko defee Windows 7 fii ba yow ma xam 7 lay nekk mais doomu aadama moo am capacité mën a évoluer def ko 7 wala 8 wala lu mu mën a def wala Ubuntu wala système bu mën a nekk loolu ci capacité doomu aadama la àgg waaye machine mënut a def loolu lu tax parce que suñu borom moo def noonu doomu aadama boo gisee àdduna di dox saa su ne li ko waral mooy pour ñu gën a mën a trouver moyen de communication boo xamante ni dina dëppoo ak li nga xamante ni moo di suñu dund loolu moo waral moo tax ngay gis tey jii télé mën a def publicité boo xamante ni ay bind rek la wala nga dem ci mbedd mi gis publicité boo xamante ni dañ ciy def image parce que am na koo xam jàngut boo gisee code de la route pourquoi binduñu ko parce que buñ ko bindoon yaakaar naa ki jàngut dem école bu dawalee oto ay infraction yu dul jeex lay def moo tax dañ koy dessiner ku ko gis xam ni lii nag la ku gis xam ni lii xar la ku gis xam ni lii dóor daan la parce que la moo tax dañoo bëgg a communiquer ak ki jàng ak ki jàngut loolu àdduna mooy doxee lu mel noonu moo tax boo gisee moyen de communication yi ñu koy différencier toujours di ko mettre à niveau parce que dañoo bëgg toujours muy gën a dëppoo li nga xamante ni moo di dundu doomu aadama léegi nag loolu moo tax dafa am ay avantages yoo xamante ni mën na cee résulté wu ci loolu avantages ak inconvénients yi ci la l'islam di mën a sukkandiku ba mën a joxe moom li nga xamante ni moo di atte waaye nag loolu day aju ci doomu aadama bi koy utiliser parce que day gis benn mbir lu mel ni WhatsApp wala Facebook wala Twitter application wala page navigateur bu mën a nekk doomu aadama yi kenn ku ne même page mën nañ ko utiliser ci façon yoo xamante ni du bokk ak kenn boobaa l'islam ñoom ñaar ñëpp mën na leen jox atte te ñaari atte yëpp mën naa baax loolu day aju ci li nga xamante ni moo di doomu aadama ji nañ njëkkee xool li nga xamante ni moo di avantage yi doomu aadama am na fu muy toll bëgg a jàng àdduna maanaam xoj ko wala mu nekk soutien de famille kooku xëy na pour mu intégrer école di continuer di jàng am na nu muy demee dootul mën a nekk ndax famille dañ koo soxla soutien de famille la te moom nekk na koo xamante ni objectif wala bëgg-bëggam xam-xam la mais moyen de communication yi réseaux sociaux yi mën na koo permettre léegi mu def li nga xamante ni moo di mu def enseignement à distance loolu avantage bu réeré la te àdduna pourtant bu njëkk amul woon da ngay gis boo demee jamono Sëriñ Tuubaa yàggut mag ñi pour ñu am benn xasida wala pour ñu am benn téere boo méttu di nga liggéeyal mag weer pour mën cee jot wala pour bëgg a jàng ab téere boo méttu di nga dox ay kilomètres dem ba Mauritanie ba gànnaar nga xam ne benn borom xam képp moo ko fi mën a jàngal nga def semaine boobu yëpp bu njëkk dañuy gis ni boo bëggee aji màkk xëy na mën na laa dikkee bu méttu at aller retour bi waaye léegi gis nga nit ki bëgg a jàng mën naa toog fi mu toog ci place am di liggéey di def commerce wala mu nekk ci bureau wala lu mën a nekk mu def li nga xamante ni mooy enseignement à distance ba pare am diplôme yi nga xamante ni ki nekk université di jàng régime boo xamante ni dafa régulier wala koo xamante ni xëy na particulier wul ñoom ñaar ñëpp ñuy am même niveau ci wàllu étude moo xam licence la wala master la te yam même luñ jàng même nuñ ko xamee te boo méttiwul sax ki nekk ci place bi di jàng sax boo méttiwul am na lu dem mën na ko gën a xam-xam bu ko gënee farlu kon loolu avantage la boo xamante ni moyen de communication yi ñoo ñu koy indil professeur fa mu toog lay nekk Amérique di la lancer ay cours nga man fi nga nekk di poser question te pourtant ki nekk université sax professeur di ko jàngal directement mun naa am sens boobu du ko mën a am parce que ku fréquente université war ngaa xam ne ñëpp mënuñoo poser no professeur bi question à la fois parce que temps bi di la ko may mais gis nañ ni ak léegi moyen de communication yi enseignement à distance mën na laa permettre nga nekk sa place di liggéey ba pare di poser question professeur bi mu lay tontu boo amul temps sax nag jàng mën ngaa télécharger cours bi dem ba guddi booy tëdd nga liiraat ko yooyu yëpp wax dëgg yàlla avantage la boo xamante ni technique moyen de communication yi réseaux sociaux yi ñooñu ko may voilà wax dëgg yàlla moo tax loolu lu baax loo xamante ni doomu aadama yi mën nañ ko bàyyi xel di ko jëfandikoo ci anam woowu beneen bi mooy dajale ay données de façon automatique ni mu mën a ci nu mu gën a gaawee loolu gis nañ ni maanaam moyen de communication moo ci gën a gaaw léegi pourtant bu njëkk boo bëggoon lire mën ngaa dem ci bibliothèque bi nga taxaw ubbi 5 livres fi nga toog di ubbi page di wër di feuilleter ay page fu ne nga dugg fa di noter
mën na laa coûter ba moytu 3 heures de temps wala 4 heures de temps te pourtant doo am données yi nga bëgg sax wala boog pour nga gis ko ci livre yi il faut nga dem ci sommaire ba wala chapitre yi di wër di fouilleter te loolu mën nañoo wax ni luy jël temps lu jafe-jafe la donte nag moo gën a sax ci xam-xam waaye lu jafe la léegi nag mën nañoo gis Google ngay dem recherche li nga soxla da ngaa soxla benn chapitre wala benn mot nga soxla bëgg a xam wala bëgg cee bind il suffit seulement nga ñëw tapé mot bi même boo defee faute sax Google mën na laa corriger orthographiquement proposer ni la ndeke lii nga bëggoon wax nga ne ko waaw lii laa bëggoon wax mu daal lay génnee ay résultats yoo xamante ni mën naa toll ci 1000 pourtant ci 5 secondes du ko mat gis nga mën a dajale foofu données yi nga soxla xool li ci wér mën a segg li nga soxla maanaam defar benn chapitre ci saa fi nga toog ci mën naa nekk diir boo xamante ni sax du mat bu méttu 1 heure de temps wala 2 heures de temps te sax du jar sax ngay déplacé wu di dem bibliothèque wala dara boo gisee léegi xam-xam xëy na nit ñi fréquenté tuñ livre yi wala di lire parce que léegi technique maanaam moyen de communication yu bees yi moo am vide boo xamante ni da ko remplir moo tax léegi nit ñi mënatuñoo lire lu bari parce que dañoo gis beneen moyen boo xamante ni moo gën a gaaw moo gën a rapide loolu tamit avantage la wér boo xamante ni technique moyen de communication yi dañ koy apporter li nga xamante ni moo di doomu aadama beneen bi communiquer wala transférer benn information moo ci gën a gaaw loolu it am na fu ñuy toll mën naa nekk inconvénient mais gis nañ ni léegi mën ngaa avec WhatsApp mën ngaa créer benn groupe boo xamante ni pour diviser message doo consommer sax crédit wala 5 francs wala 20 francs mais da ngay envoyer message vocal groupe bi yëpp maanaam daara ji yëpp jotandoo ko bu fekkee ñi ngi utiliser li nga xamante ni moo di connexion te loolu wax dëgg yàlla àdduna soxla na loolu ndax parfois nit ñi fa ñuy nekk seen i place kii mi ngi Dakar di liggéey kii mi ngi France kii mi ngi Touba di liggéey kii mi ngi barab sàngam ñooñu mënuñoo jël oto di daw di leen bind leer di leen ko jox kenn ko ne loolu dafay yeex wax dëgg yàlla mais nag am nañ beneen moyen boo xamante ni moo gën a gaaw mooy il suffit seulement nga créer benn groupe wala message divisé nga lancé ñoom ñëpp jotandoo ko à la fois loolu wax dëgg yàlla li ko indi mooy li nga xam mooy communication yu bees yi te loolu nag wax dëgg yàlla avantage la bu rëy la boo xamante ni suñ borom moo def doomu aadama mën a trouver loolu. bokk na ci tamit nit ki mën a communiquer ak nit ñi loolu tamit am na fu ñuy dem mën na nekk inconvénient voilà léegi nit ki ak mbokkam ki nga xam am na borom këram xëy na mi ngi Europe wala mi ngi feneen wala ki nga xam ne am na xaritam ñoom ñaar ñoo doon nekk wala koo xamante ni bokk na ak morom daayiraam kuréel te mënatuñoo gisante léegi avec réseaux sociaux yi mën naa nekk moyen de communication boo xamante day mel ni ñoom ñaar ñi ngi jàkkaarloo fi ñu nekk loolu tamit lu baax la. beneen bi mooy wàllum commerce gis nañ ni léegi réseaux sociaux yi dem na ba nekk maanaam service commercial parce que ñu bari léegi commerce mën nañoo commercialiser foofu seeni marchandises fi nga nekk livraison à domicile gën naa yomb léegi par lan réseaux sociaux yi gën na ko yombal parce que léegi da ngay estati sa marchandise bi nga bëgg a kii ñëpp daal koy gisandoo vi ko xool gis ni li am na importance ñu noté ni bëgg naa ko nga mën a def livraison à domicile du jar sax léegi ngay dem ci télé bi wala di fay li nga xamante ni moo di publicité 150 wala nangam léegi avec réseaux sociaux yi loolu mën nga koo def de façon gratuite. bokk na ci ba tey ci li nga xamante ni moo di avantage yi mën a influencer li nga xamante ni moo di public loolu lu yomb la aussi ci réseaux sociaux yi léegi yow mi nga xamante ni murit nga daayira nga am nga loo xam bëgg nga ko tasaare wàllum xam-xam léegi réseaux sociaux yi mën na la cee jàppale ci façon bu mu gën a gaawee nga mën cee convaincre nit ñi ñu mën a gëm li nga xam mooy Sëñ Tuubaa ci loolu mooy da ngay fexe ba rek wane li nga xamante ni mooy yow ci moom ngay incarné nga publier ko ci li nga xamante ni mooy réseaux sociaux yi loolu tamit avantage la bu rëy boo xamante ni gis nañ ni murid yi ni ñu koy utiliser ak ni ñuy wesaaree jàngaleem Sëñ Tuubaa ak màggal gi bu commencé ni ñu koy waajee yow sa xel di dem ci màggal toujours gis nañu loolu réseaux sociaux yi am na ci participation bu rëy a rëy boo xamante ni moo ko def loolu moom wax dëgg yàlla feeñ na màggal gi réseaux sociaux yi am na participation bu rëy boo xamante ni def na ko ci parce que dangay gis léegi à travers mën ngaa am ñaa ne jours yi nangam te loolu lépp réseaux sociaux yi mën na ko def ca loolu avantage bu rëy la boo xamante ni suñu borom defal na ko doomu aadama beneen bi mooy xam information lu xew ni ñu mën a tasaare information mu gaaw aussi réseaux sociaux da lay permettre nga mën a xam information yi ci nu mu gën a gaawee bi ki nga xam ne day utiliser rajo sax parfois yow mi utiliser réseaux sociaux sax yaa koy gën a gaaw yaa koy gën a xam li xew te pourtant génnoo fi nga nekk. beneen bi mën naa nekk pour wane yow sa li la suñu borom may da nga koy gis am ñoo xam ni dañuy estati di sol yére di défilé pourtant mën naa am loo xëy na mënta rafet waaye nag.
avantage la ci ñoom parce que permettre na leen léegi ñu mën a wane ñoom seen melokaan ni ñu mel wala incarné wala kuréel goo xam ne def na kuréel génne na air bees ñu def statut ñu génnee ko loolu tamit réseaux sociaux yi tamit da koo mën a permettre doomu aadama pour mën a maanaam wane li nga xamante ni moo di qualité bi mu am maanaam popularité am léegi réseaux sociaux yi mën naa dimbal doomu aadama mu def ko ci façon bu mu gën a gaawee yooyu yëpp lu ay avantage la yu bari yoo xamante ni lu baax la. beneen bi réseaux sociaux aussi moyen de communication yi nit ki mën na nekk loo xamante ni da koy permettre mu am dund gu bànneexu maanaam déglu léegi pour nga bëgg a télécharger xasida wala bëgg a nangam mën ngaa suivre de façon directe la xew Touba Hizbut Tarqiyyah wala la xew fulku Njaareem wala la xew li nga xam moo di fulku bu Thiès léegi réseaux sociaux yi mën nañ laa permettre de façon automatique nga am occasion lu ñu jàng ci saa si rek nga mën koo télécharger mën koo jot ñu diviser ko direct wala nga am après rediffusion loolu lépp occasion yoo xamante ni réseaux sociaux moo ko permettre doomu aadama avantage yi bari na buñ ko doon lim mën nañoo toog fi ba suba di lima lim waaye yooyu rek mën nañ ko citer quelque nga xam ni doomu aadama mën na koo jëfandikoo pour li nga xamante ni moo jëm ci réseaux sociaux yi waaye nag ku ne xam na ni lu mën a am avantage en général da ngay gis ni day am toujours ay inconvénients yoo xamante ni mën na cee juddoo mais loolu taxul tamit nag wax dëgg yàlla ñu abandonné déedéet parce que bu doon lépp loo xamante ni dafa am inconvénient dañ koy abandonné parce que doomu aadama moo koy utiliser ci façon boobu noonu kon yaakaar naa lu bëree bari bu méttuwul am na jàkk yoo xam mën nañ koo tëj bu méttuwul am na daara yoo xam bu méttuwul mën naa gi parce que foo gisee lu baax rek am na ñuy luuru ci suuf ñoo xamante ni dañ cee utiliser ci façon boo xamante ni loolu suñu borom du ko gërëm suñ Tuubaa du ko bëgg mais loolu taxut ñu bàyyi li nga xamante ni moo di importance bi nga xamante ni moyen de communication wala réseaux sociaux yi mën na ko apporter doomu aadama li ñu mën rek mooy conseiller waat nit ñi pour ñu gën ko mën a utiliser ci anam gi nga xamante ni moo gën a mën a jëriñ li nga xam moo di doomu aadama ba mën a jëriñ li nga xamante ni moo di société am